merci d'être avec nous ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média bienvenue ci rendez-vous bu bees bi ñu boole ci grille programme bu télévision Futur Média xam ngeen ni fan yii yëpp dañu xaw a ajuster programme bi pour jox leen li nga xamante ni moom ngeen bëgg ci wàllu télévision loolu moo jur li nga xamee ni moom la ñu fas yéene nekkee désormais chaque mardi soir normalement 21h30 ci la ñu koy tàmbali mais tey exceptionnellement ci premier numéro bi ñu tàmbali heure bi fas yéene leen jagleel leen programme boo xamante ni ñoo ngi ko tuddee déclic alors boobu nag ba tey la question qui se pose lan mooy déclic alors je serai avec ma clique sama clique nag dafa composé de journalistes professionnels et très avertis yàlla dogal ni ñoom ñëpp samay xarit lañu donc du coup je serai avec ma clique chaque mardi soir daañu recevoir ay personnalités ci horizons divers yoo xam ne ni kenn ku ne di nga ñëw ci plateau bi am yoo ñu baaxee parce que bëgg nañu saa yu ñu jeexalee déclic bi mu jur déclic ci seeni bopp ci lépp loo xamante ni ñoo ngi koy waxtaanee actualité nag ku ne xam na ni ci fànn bu ne mën na jur ay waxtaanu grand place ay waxtaanu et souvent dafay indi ay désinformation yoo xam ne ni nit ñi daf leen di dal ci ñuy faral di dégg ci wàllu xew-xewu jamono ci wàllu xew-xewu politique ci wàllu xew-xewu de façon générale fii ci Sénégal xam naa bu ñu demee ba ca kanam di ngeen gën a mën a comprendre lan moo tax déclic bi juddu en tout cas ñun ñëpp a ngi fi pour gunge leen fii ba ci kanam en direct lay doon ci télévision Futur Média am ngeen possibilité di réagir comme d'habitude ci émission yëpp ci internet bi puisque télévision Futur Média c'est une véritable télé virtuelle bu ca kanamee Mamadou Ndiaye va nous rejoindre bu ko defee moom dina am contact boo xamante ni dina ko am ak internautes yi daañu recevoir itam koo xamee ni bokk na ci ñi nga xamee ni ñoom ñoo représenté askan wi ca assemblée nationale honorable député Mame Diarra Fam tey daañu dugg ak moom ci ponk yu bëri xam nga bërki démb génneel nañu ko fetal loolu jur polémique am na itam ay ponk yu am solo yoo xamante ni bëgg ngeen ñu waxtaan ci ak moom tey moo nar a doon ganuk déclic ci télévision Futur Média et on espère qu'au sortir de waxtaan wi ñu nar Cheikh ak moom dina am déclic boo xamee ni dina juddu ci yi mu ñuy expliquer yéen askan wi ngeen war ko comprendre alors avant de rejoindre plateau bi xam ngeen ni sànq ba tey ci télévision Futur Média ñu ngi leen di proposer ay waxtaan yoo xamee ni séq nañu ko borom xam-xam yi nga xamee ni ñu ngi ci wàllu dem beeg dikk bi ci wàllu jaww ji à partir de demain ci la ñuy ibbi yoon yi ci jaww ji ku ne mën a tukki bi crise bi tàmbalee ba tey ëpp na daanaka ñeenti weer daanaka kenn mënatul dem fenn ñu tëjoon lépp fii ci Sénégal nag ginnaaw suba la ñu koy ibbi y a beaucoup de Sénégalais yoo xamante ni namoon nañu def ay voyage ginnaaw bi ñu leen expliquer mbir mi naka lay tëddee ak conditions yi nga xam ne Sénégal tëral na ko ca aéroport international Blaise Diagne ñun mën nañ cee profité rek peut-être baaxee leen lii di taux de change bi parce que lii mën na leen a jëriñ pour yéen tukkikat yi d'habitude dama doon faral di wax naan Sénégal dëkk tukkikat la donc tey téléservice bi lii rek laa leen di baaxee muy taux de change bi bu dee da ngeen nar a tukki à partir de demain te leen wecc ci seen xaalis au moment où je vous parle xaalisu Amérique mu ngi toll ci 575,032 francs CFA xaalisu France par exemple tey lañ doon célébrer ñoom seen fête nationale parce que tey le 14 juillet bu dee par exemple à partir de demain prévoir ngeen dem France xam leen ni bu ngeen bëggee wecc ci CFA ak xaalisu France mu ngi toll ci 605,971 francs CFA xaalisu Grande-Bretagne benn livre sterling ñoo ngi koy weccee 722,511 francs CFA un yuan chinois xaalisu Chine c'est vrai que Chine daanaka fa la lépp tàmbalee ak crise Covid 19 peut-être sénégalais dem fa dina xaw a rare tuuti ci période yi ñu ne mais bu ngeen bëggee wecc ci xaalisu Chine mu ngi toll ci 82,1005 francs CFA xaalisu Maroc ku ne bëgg na faa dem mu ngi toll ci 59,9948 francs CFA wan dalasi di xaalisu Gambie mu ngi toll ci 11,1029 francs CFA li ci des xam naa à partir de la semaine prochaine di ngeen ko am ci première partie déclic bi mu jëm ci ñoom météo qualité air bi nga xamante ni ñoo ngi koy nooyi fii ci Dakar ak li ko wër ak yeneen i mbir yoo xamante ni mën na leen a jëriñ ci partie boobule on va retrouver dans quelques minutes Mamadou Ndiaye qui va me rejoindre ici bu ko defee ñu teel a jukki internautes yi avant ñuy jukki téléspectateurs yi fële nga xamee ni fa laa jëm dinaa fa fekk ay journalistes yoo xamee ni ñoom ñoo nar séq waxtaan bi
ak ki nga xam ni mooy honorable député Mame Diarra Fam. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Déclic. Tey c'est la première ci télévision Futurs Médias. Comme suñu mbokk téléspectateurs yi dañu fas yéene ànd ak mbokki internautes yi comme ni ñu koy defee fii ci télévision Futurs Médias ak hashtag bii di Déclic comme ni ñu ko bindee mën ngeen ko coller lépp li nga xamante ni di ngeen ko am comme réaction fas yéene nañ ko ànd ak yéen téléspectateurs ngir partager ndoog yéen seen i question wala seen i contribution ngir ci émission bu bees bi télévision Futurs Médias di leen dégtal ngir ngeen gën a mën a xamanteeg wala gën a mën a échanger ñi nga xamante ne ñooy suñu invité de marque yi Pape Cheikh wax na ko sànq journalistes yi ñi ngi fi fas yéene partager ndoog ak yéen li nga xamante ni mooy yenn information yi ngir gën leen a gindi Déclic nag dina nekk ci sphère comme ni ñu koy defee Social TV la dina am ay réaction participative yéen internautes yi mu nekk seeni réaction ci suñu compte Facebook Twitter wala Instagram bu groupe Futurs Médias ak hashtag bii di Déclic ñu fas yéene partagé ndoog yéen yenn information yi ak fii ci plateau Déclic bi nga xamante ni dañ leen koy proposé mu nekk lu am solo li nga xamante ni Pape Cheikh dina ci ànd ak groupe am wala ak cligam comme ni mu ko waxee léegi mu nekk lu am solo loo xam ne fas yéene nañ ko partagé na ak yéen bu leen fàtte suñu compte Facebook bu groupe Futurs Médias wala bu télévision Futurs Médias mën ngeen ñu suivre ci suñu live bi actuellement mi ngi jàll ci Facebook wala ci Twitter ak hashtag bii di Déclic wala aussi ci YouTube sax ñu partagé ndoog yéen li nga xamante ni mooy jaar en live en direct comme ni ñu koy defee live bi dañ koy partagé ndoog yéen ak suñu mbokk internautes yi internet nag dafa xew ci jamono léegi Sénégal koo gis mi ngi ak smartphone am comme ni ñu koy waxee ci suñu émission yi ñu partagé ndoog yéen lii xew en direct ci télévision Futurs Médias ñu fas yéene ci bokk ak yéen Pape Cheikh boo paree je pense ni ñu ko fas yéene defee comme ni ñu koy partagé ndoog ak internautes yi Déclic dina nekk lu am solo. Voilà donc merci Mamadou Ndiaye on va te retrouver là-bas tout à l'heure ñu ngi lay gërëm bu baax internautes yi je rappelle que hashtag bi mooy Déclic et on vous attend ñu ngi xaar seen ay réaction li ngeen di xaar attentes yi ak ñoom seen yooyu yëpp dinañu ko waxtaanee man ak samay xarit bu njëkk bi nag laa leen bëggoon présenter koo xam ne nii je pense que tey mooy première fois ma bokk ak moom émission et pourtant dama ko bëgg mu bëgg ma dañoo bëggante man ak moom kooku mooy Aïssatou Diop Fall Aïssatou ñu ngi lay nuyu avec beaucoup de plaisir nga bokk ci bande bi nga xamee ni ñoom ñoo fas yéene dajale famille yi chaque mardi soir ci télévision Futurs Médias. maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu tamit sénégalaises ak sénégalais yi nga xam ne ñu ngi seetaan. Émission bi Déclic ak fu ñu mën a nekk ci àddina di nuyu tamit sama rakk yi ma bokkal plateau bi ak sama yaay ji di Mame Diarra Fam et c'est la première fois c'est vrai. C'est vrai que c'est la première fois. Mohamed Ndiaye moom moo yee di la xoolaat nii parce que Aïssatou bu yaru lu ñu gis tey waaw maa ngi nuyu téléspectateurs yi ba loolu xaw na maa jaaxal de. waaw man ci ku dëkk Waalo. man jaaxal na ma de. man jaaxle naa trop de. xëy na damaa def petit yaru xëy na ci bi dañ en attendant les événements parce que actuellement toj nga dëkk bi li nga tojee dëkk bi bari ki démb ci Info Matin mooy wax yi nga xam ne ni wax nga ko ci politique wax nga ko ci président Macky Sall gouvernement wax ko ci ministre de l'environnement je pense que il faut que ma tàcc la ci teesante parce que sénégalais yaa ngi koy waxtaane depuis ce passage chez Info Matin on va y revenir dans quelques minutes ak Aïssatou Diop Fall c'est un plaisir donc àndandoo ak moom mu bokk ci bande bi ma waxaat leen ko clic bi nga xam ne ni moo leen di gunge chaque mardi soir en direct ci télévision Futurs Médias Mamadou Mohamed Ndiaye ñoo bokk Touba moo tax tey affaire de Touba lañ ko nar a def ñu ngi lay nuyu Mohamed kontaan yow itam ci bokk ak yow jotaay bi. jërëjëf Pape mbégte mi fii la ëppee am naa mbégte mu rëy bokk ci sa kiligu tey gi. waaw. ginnaaw su ma nuyoo waa Sénégal. sant leen gërëm leen nuyu it ni ko Aïssatou waxee mboolem ñu ma bokkal plateau bi. ak suñu gan gi di honorable député Mame Diarra Fam. maa ngi lay gërëm bu baax. honorable député Mame Diarra Fam nag tey damay ragal mu làkk fi ay italien bon de toute façon nuyoo guñu ko dañuy def suñu tour de table rek entre nous ñu bokk ci clic bi Makumba Bey itam mu ngi fi xam ngeen ni sotti ci ak def ci la moom it bokk na ci bande bi nga xam ne ñoo leen fas yéenee gunge tey ci guddi gi ci télévision Futurs Médias bëgg nañu bu ñu paree mu am déclic ci seeni bopp ci yu bëri yoo xam ne ni bëgg nañu ngeen comprendre ko ci xew-xew jamono Makumba ñu ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf Pape ñu ngi lay delloo nuyu bi di la fay. di la delloo ziar bi itam di nuyu ñi ñu toogandool yëpp soxna yi soxna Coro soxna Marie
Marie-Louise Aïssatou suñu mag la ni mu ko waxee honorable ak Mohamed. yow itam di la nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp jamono ji kontaan nañu bu ñu déggee baat bi ci RFM kontaan waaye bu ñu la gisee itam day gën neex rek ci télévision Futurs Médias Alaaji Mbakouma Bey ci guddi gi tey Marie-Louise Ndiaye itam mu ngi fi bokk na ci bande bi leen di gunge désormais mardi bi ci télévision Futurs Médias Marie-Louise yow it ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Cheikh di la remercier une fois de plus ci boole ma ci clic bi. donc di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fii di nuyu tous les téléspectateurs aussi de la télévision Futurs Médias. ñi nga xamante ne vraiment ils sont toujours là di suivre émission bu ñëw ñu bokk ci. di remercier nag Aïssatou ak ñëpp ñi nga xamante ne ak honorable député mi nga xam ne dafa accepter invitation bi tey. voilà ça a été difficile dama ko mujj ne ko xanaa xamoo Aïssatou Diop Fall ci clic bi la bokk. mu ne ma d'accord sama doom la dinaa ñëw. Coro Mbaar Ndiaye tamit mu ngi fi Coro ñu ngi lay nuyu boobu ba tey yéen a ngi ci liggéey bi ak rédaction bu Déclic yow it nga bokk ci bande bi nga xam ne ni ñooy dajale ma fàttaliwaat leen ko famille yi chaque mardi soir. voilà c'est un honneur Pape Cheikh maa ngi leen nuyuwaat bu baax nuyu ñi ñu bokkal tey plateau bi mbégte mi nag day gën a rëy bu ñu ko bokkee ak Aïssatou même pour moi également c'est une première mu bokk ak moom plateau. te honneur la ngeen jaar de yéen xale yi. ñu ngi noonu donc honneur la pour ñun nuyu bu baax honorable député Mame Diarra Fam Mamadou Mouhamed Ndiaye ak Macoumba Bey Marie-Louise également gërëm ñëpp ci qualité bi ak ànd ak télévision Futurs Médias am honneur bokk ci équipe bu Déclic. mais est-ce que xale yi ñu ngi lay jox àllarba. xale yi nag kii de daan na ma jox léeg-léeg xale bi toog kii moom chaque semaine mu jox ma. kii téyewul loxoom. waaw kii moo doon téye loxoom ci xale yi téye seen loxo. mais kii sama doom la kii dafa am ñaari mais papa ji dina ma jox. voilà honorable député yow it ñu ngi lay nuyu ñu am mbégte saa yu ñu la recevoir ci télévision Futurs Médias dafay neex tey nii nga bàyyee yëpp ñëw fas yéene waxtaan ak sénégalais yi maa ngi tooñ sànq ni bërki démb rek la ñu gis ni bi la waa ji tàllalee fetal bi da nga ko ne baisse ton arme man fit gi ci yow daal Mohamed gisoo vidéo yi Mame Diarra da ko ne baisse ton arme man dama tiit fit gi ci moom man jaaxal na ma baisse ton arme la ko wax. ay Sénégal dama koy bàyyi mu nuyoo ba pare xam nga xamoo li xew ci dëkk bi wan la image yi nga xamante ni depuis 2 jours. mu ngi commencé viral sur internet Mame Diarra Fam ne ko baisse ton arme. honorable député ñu ngi lay nuyu gërëm la ci nii nga ñu nangulee doon ganu Déclic ci télévision Futurs Médias. waaw merci beaucoup Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yépp di jiital ci nuyoo bi nag su ma nuyoo Sénégal rek damay jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu bu baax xalifatul am Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir di sunu yaakaar tey ak ëllëg di nuyu sama sëriñ Cheikhouna mu sëriñ Abdoulaat mu soxna Ndey Surang di ko ziyaara di ko ñaanal wér ak yàgg di nuyu Sénégal yépp biir réew ak bitim réew def particularité ci Italie rek di nuyu suma dëkk bu mu bëgg boobu Pape di nuyu nag sama njaboot yépp nag di nuyu sama doom ju baax ji nga xam ni moom it waaloonu boole muy Aïssatou Diop bu baax a baax di nuyu Mohamed Ndiaye borom dikkat ni ñu koy waxee jërë ngeen jëf Marie-Louise Bey di nuyu sama doom ji Coro Mbaar Ndiaye wax dëgg yàlla di la beral nuyoo nag ginnaaw ma nuyoo Youssou Ndour ba pare ndax suma càmmiñ la ma tooñ léegi buuba ni ko boo ma songee bu subaa Youssou Ndour du la ko may parce que loo xëy si TFM donc loolu je l'avais dit à Aïssatou je le redis ici parce que ku ma jox cër la ku ma fonk la à n'importe quel moment lu yëngu ci man rek woo na ma wala mu yónnee ma message wax ma ni ma waxal loolu loola naqari naa ko faj maa ngi koy nuyu bu baax di la ziar yow Pape wax nga dëgg nag c'était un peu difficile parce que man ab seey laa dama ragal nit ñi dañuy wax fidu rek waaye feebar laa ragaluma dee nangu moo ne génn fenn dama ne woon doo dem ci benn plateau di toog xalaatuma ko fekk ñi ngi wax waxu coronavirus maa ngi sama kër mais xam nga li xew barki démb itam ma am ci yow cër rek ma ne ma yaay ñëwal ma ñëw waaw
di wax ne rek Sénégal bu ñu ma gisee ma génn rek nañ ko sante tey Pape Cheikh parce que vraiment j'ai dit que du ma dem ci benn plateau te loolu ñu bari xam nañ ko waaye yow xale bu baax nga di liggéey bu am solo lii nga ubbi mu bees muy déclic nga def ma ci cobaye nga ma def nii de nga def ma ci cobaye yàlla nañ ko réussir waaw incha allah yàlla nañ ko réussir te buñ ko réussir yàlla na sa njiglaay incha allah amiin amiin tàmbali yàlla nañ ko yeggale amiin ñu am foofu amiin néew bi gudd na de bu ñu newoon Ngathie Poucé kon da ngay ànd ak Aïssatou Diop Fall dem wàll non xam naa ni dina ànd ak sama njaboot ak samay doom ak ñooñu dem mais xam naa ni daal dinañ xaw a ànd man ak moom xaw a jege mu ngoog léegi balaa ñuy tàmbali waxtaan bi première partie bi zone libre la ñu ko tuddee où tout le monde a le droit de joxe xalaatam ci nga xamee ni actuellement ñoo lëmbee réew mi ci wàllu actualité ñu dugg ci zone boobu nag àndandoo ak ñi ma ciy àndal ci télévision Futur Média je rappelle que tey la ñuy doog a tàmbali man ak sama clic déclic en direct ci télévision Futur Média on démarre ak zone libre. gis que leneen xeex mën na fa am leneen mën na fa am te waa ji pistolet la yor te duñu ma wax pistolet wu caaxaan man maa ci revolver bi loo xam ne ko baisse son arme. zone libre bi fu ne la ñuy jaar ci wàllu actualité l'actualité qui reste marquée par problème foncier yi dinañ ci ñëw bu ca kanamee tuuti coowal ministre de l'environnement coowal kéwél yi mais man dama ci am problème Mohamed barki démb dañ ma ne zèbre la am ku ma ne gazelle la affaire bi doon jiixi jaaxa ci sama xel mi gazelle la wala boo bëggee noppalu jàppal kéwél dëgg la de jàppal kéwél mooy bu njool bi bu mu ci doon jàppal kéwél rek ñoom ñaar ñëpp kéwél mi ngi dépendre ci fi mu cosaanoo mais tubaab dafa ni zèbre est-ce que du kooba non xam nga zèbre mooy ba am man mii nag maa lay wax lan lan la kooba la yaakaar naa waaw kooba la mais Mohamed ñun li ñu dégg ci kooba bokk li ñu bëgg a wax ci kooba olof kooba la koy wax kooba lañ koy mais jën bi daa gudd moom ngay gis mbër yi di yore naan nii béjjén bi wax na dëgg moom Yékini bu daan ñëw ci làmb ji béjjén boobu lay sox xorom bu ñëwee moom lay wis ba àgg ca waaw mais kon Yékini waroon nañu ko woo ndax apparemment mu woo nu ñuy roccee béjjënu kooba rek rocce na ko da koy jëndi rek da koy jëndi démb rek ñu ngi ci doon waxtaan rajo ba ñu naan ay man leen bu ngeen waxee kooba da ngeen di réeral ñu bëri boo comme kéwél gi sax na moom nañ ànd ci kéwél gi rek mais est-ce que kéwél la justement parce que man ça a été un problème pour man vendredi matin non bu fekkente ne comme li honorable indi ne ay leeral ma kumba teg ko ci du kéwél moom kooba la la léegi nag ñun sénégalais li ñu jàppee kooba ak moom Abdou Karim Sall li mu jàppee kooba du benn kooba la moo tax du ko mën yow li nga jàppee kooba parce que man ak yow xamante nañu donc à partir de tey xam leen ni mala bi mu ngi tudd kooba ba tey bokk la kooba bi ñuy woy fii ci dëkk benn la rek xam nga ki ko dibi moom it moom benn kooba la rek est-ce que dañ koo dibi yow itam maam koo dibi lañu ko def mis wi teg ko arrosto li italien yi naan arrosto waaw teg ko ndànk ci kaw poêle geres gi togg ko wër ko moom lañ ko def sunu 50 millions ak bu sunu morom moom la ñu arrosto noonu de. kon dañu arrosto kooba. kooba arrosto nañ ko de ñaaw na lool juróom fukki junniy dibi juróom fukki millions yi dibi. loolu lay jar. waaw benn kooba bi xam nga te dafa nekk espèce boo xamante ne Pape Cheikh dans le monde bonne espèce bu ñu protégé la. ba pare nekk en voie d'extinction. muy loo xamante ni maanaam kii bokkatul. ci xeet yi nga xam ne dañoo war di judduwaat di law ñun Sénégal bu ñu ko amee ci ay protocole lañ koy amee góorlu liggéey ñafe diggante dëkk ak dëkk ba am ko xam nga kii boo ko gisee nii muy doxee nga xam ni nag wu ndaw la ndax am na doole defe naa ne yii buñ ci amee ba lijjanti ko ba def ko est-ce que war nañ ko jël aussi muy finir ci ay ferme yoo xamante ne maanaam ci sa bànneexu xol rek nga koy teg ma neexal sama xol léeg-léeg kéwél gi romb mais coow lu ci judd yëpp est-ce que du prétexte politique rek pour peut-être contre nit parce que ñun dañu amul culture animale dafa mel ne exagération la ci am nag sama xel bu gàtt parce que su ma juumul dégg naa yéen PDS te ngeen porter plainte voilà saisir ngeen procureur comme en tout cas porter ngeen plainte mais est-ce que tamit exagéré wu leen ci quelque part jiital ci wàllu politique voilà gis ne li wolof di wax ku sa wujju di sëlëm doo set yëf yi xew na nañu dal ci kaw Abdou Karim Sall parce que c'est vrai que def na lu xel nangul mais coow li ngeen ci bëgg a toftal it sama xel mu gàtt mënoon a cee ñàkk quand même bon ñun moom danoon porter plainte
pour leeral la rek ni que ni ci alalu xam nga maanaam pour protéger bet li nga xamante ne moom la tuddee moom kooba wala kéwél te mu nekk loo xamante ne alal joo xamante ni dañ koo may Sénégal wala Sénégal jël alalam def ci ba moomal ko boppam moom mu jële ko fa mu nekkoon te ka nga xamante ne moo yore bokk moomeelu dëkk boobu sax yëgul ni ministre bi jële na fi kooba yi indi ko Dakar xamul protocole bañ ko fa jëlee loolu képp jar nañu porter plainte pour ñu saytu lu tax mu jóge fa. lu ngeen nokkee lijjanti ay rab yu dee alors que Sénégal chaque jour nit ñi dee fi te waxu leen ci insécurité banque fii moo ëpp importance yi ngeen di wax sa ci li ma yaakaar. bon man jàpp naa ni Mohamed yàlla a ngi rey nit ñi itam a ngi rey xam nga dafa am loo xamee ni buñ ca tolloo rek nañu ko wax ñu wax loolu xam nga man bu yàlla dogalee ma def sama cuub nii def sama ay bagage ñëw toog di wax ak yow xam nga sama dee moo nekkul bërki dem bu ko nekkoon itam da ngay jékki-jékki rek Pape Cheikh naan ici repose. yàlla nañ ci yàlla musa. yàlla mooy def yàlla mooy dindi wante lii dafa nekk actualité. te bu fekkente ni dafa am nga nekk ci état wala ngay def politique actualité aussi da nga ko war di topp parce que mënuñu bu parti démocratique sénégalais ne teel ñu ne ñoom de waxuñu opposé wuñu bu ñu waxee ñu ne lu tax ñu wax. xam nga ngeen wax ci lu ko jar mais quand même ay kooba ki kéwél. vous pensez que kooba yi. non suñu kooba la j'ai jamais dit ça waaw seeni kooba la loolu moom. waxatu kooba yi Sénégal la. waaw. ma ko gaaju tooj de moom mi ñu leeral nu ma la bi tudd. kooba déet man maa indi tur bi maa la indi kooba man Bali Biso mi maa la indi. waaw yow Bali yaa ko maa la ko leeralal ba mu leer man mi xam luy kooba ak luy kéwél. kéwél boo demee ci ku baax kii di Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makkaari. yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. kéwél a ngi lii mooy kéwél. bii mooy kéwél. nga fekk ko fa mu rafet lool mu def ko ci jardin di ko teral ni muy teralee doomu aadama yi. Dip harnaché. waaw noonu la ko tubaab tuddee defe naa. waaw kay. bii itam am na ñeneen ñoo xam ne ni jël nañ ko def ko ci seen i jardin. waaw seen i kii xam nga déggoo dama la ni boo demee ci kër Serigne Abdou Karim Mbacké. da nga ko fay gis. d'accord mu teg ko fa di ko teral ni muy terale gor ñu baax ni mais bokkul ak nga yenu ay kooba fa ñu nekkoon kooba bu ci ne di jar 40 ba 60 d'ailleurs ministre bi ci boppam dinañ ko yónnee ay laaj boo ko assemblée mu ñëw. foo def kooba yi. foo nu mu jëlee kooba yi. est-ce que kooba yi tegoon na leen ci yoon bi mu leen di indi. est-ce que foofu mu ko dugal. waa man xanaa kay kooba bu fekkee ñun ñëpp a ko bokk sa alal sama alal alalu Sénégal. kooba Sénégal. waaw kooba Sénégal kay Mouhamed war naa koo mën a seetaani. man mi ko mës a gis musuma koo teg bët. te xam ko. est-ce que parc bi nga xamante ne le ministre Abdou Karim Sall ci la dugal kooba yi Pape Cheikh am nga droit bu subaa taal sawto dem ubbi bunt bi seetaan parc bi wala nga fay juróom. bu dee këram la nekk aw ma droit. alors. kooba yi du koobay Abdou Karim Sall koobay Sénégal. donc jàpp naa ni. bala mu koy jël di ko def ci ferme privée. daf ko war a teg ci mais loolu nag c'est pas bavarder. mais réaction yi ëpp c'est dire li xew. réaction wax la réalité du bavarder de. xam nga ñaar dafa am. PDS dañuy porter plainte société civile mi ni dañuy porter plainte ci kooba yi am na ci sénégalais yi ni sax dañuy porter plainte mais xanaa li gën a garaaw kay département de Ranérou bu mu jóge xale ya fa dëkk nee na ñuy porter plainte waaw ci kooba yi seeni kooba ab kooba ñëw fekk ko fa jël ko kooba ni moom ndax lii jikkoy kooba la waaw jëfi kooba la jikkoy kooba la ndax mënoo fekk alam bu lépp moom ñu dénk la sunu fon sunu nature yow ngay sunu war a sàmm sunu environnement nga ni cas lañ lay sàmmloo Baye Cheikh doo ma dénk fukki junni yi bu ma wóoree teel la ko bu ma wóorul def ko ci sama saak yóbbu dëgg la ki nga dénk kooba mu antan koo jël dugal ko ci biir fermam di ko xool di neexal xolam boo ko dénkee kay su réew mu yóbbu voilà te moom bu ko yóbbu woon il paraît que fii la koy denc mais réaction bi attiré attention sénégalais yu bëri moo nekk réaction Aïssatou Diop Fall image yu virale boobu ba tey ñu ngi partagante extrait wu keroog sa participation ci info matin est-ce que Aïssatou tu maintiens tes propos. waaw je les maintiens te nag xam nga dama am position affaire de zone libre la est-ce que tu maintiens tes propos. dama am position bu doy waar la te xam nga damaa war a poser question mais Mamadou d'accord ma ak li nga wax Mohamed boo waxee ne
est-ce que ay ko comme ni ñu porté plainte Parti démocratique sénégalais ni ñu porté plainte Abdou Karim Sall waaw ministre bi xëy na évidemment ñoom ñi seen rôle opposition c'est normal qu'ils fassent feu de tout bois te comme ni nga waxee tamit d'accord Mohamed boo nee insécurité yàgg na fi am te ñii yëguñu bii nii dafa fekk justement mala yi xam nga bu doon li ma wax ne Sénégal Pape bu doon dafa nekk réew boo xam ne xam nga dégg nga fi ONG bu ne dégg nga fi organisation défense de la femme des enfants des ceci et des cela environnement ñu ngi koy commencé di xam nga environnement ay écologie luy yaatu la loo xam ne même école de journalisme c'est si ñu ngi koy jàng dafay suqali réew sax day suqali réew boo xoolee France rek ci coronavirus bi ba ñu confiné animaux yi dañ ñëw animaux sauvages dañ ñoon génn ci biti génn ñëw accaparé wu ville bi parce que amatul pollution donc loolu moo lay won ne ñii défendre leen ak porter plainte koo xam ne dafa leen faagaagal dafa weesu ku ko bëgg a politiquer rek juum nga ndax lii kuy dund la bakkan la dafa yor bakkan comme ñun ni ñu yoree bakkan ñu nooyi ñii dañuy dund kon boo leen ormaale ci li ma jàpp en tout cas jànguma nag sama jàng sa alxuraan soriwul mais jàpp naa ne ku ormaal ma la yàlla suñu borom bi ormaal la ku leen suufeel tamit gëm naa ne yàlla suñu borom bi dina la suufeel ndax ñii ils sont sans défense donc lu tax nag moom kaawu waa ji Sall doy waar mooy moom dafa nekk autorité boo xam ne ci rôlam mooy protéger nature faune ak flore ak lépp loo xam dafa muy alom yeeg yooyu kon bu ñu nekkoon tam ba tey ci beneen réew lu mel nii am fa li ma waxoon barki démb rek xamatuma kan moom interview ba wax ko nii lay demee kon waaw non du demee nii ndaxte li tax ma ni président Macky Sall ku mën a seetaan la mooy boobu ba léegi déggoo ko mu wax ci ñëpp a ngi jóg c'est vrai xëy na ñi PDS bu porté plainte ci ministre bi xëy na Moustapha loolu bëgg a wax ne ñàkkul mu am ay relents politique mais dama jàpp ne au moins c'est un acte fort gis nga waa Pastef tamit bu Ousmane Sonko ñu ngi porté plainte Ranérou moomu jógee et puis xoolal condition ya mu jëlee bàyyi ma yi indi leen xaaju guddi ñuy tàmma au nez à la barbe des autorités mu jël leen presque ku leen enlevé loolu braconnage la kon lu mel noonu bu amee Pape cim réew ku ne da nga war a jóg wax bu ñu waxee nag ki nga xam ne mooy ndeyu mbili gi moo war a déglu am retour déglu ñu xaw a quand même am au moins nu mu artoo jëwriñ ji ndax bu ko defulee bu subaa je vois mal kii waa ji Sall war a sanctionné benn kenn ku def naka su dul noonu ci alom beeg ñoonu mel ba pare 6 la ñu ñaari ñoo faatu ñeent ñi fu ñu anuñu qu'est-ce qu'ils vont devenir xëy na àgg nañ ca ferme ba waaw ña nga ca ferme ba mais dans quelles conditions ñii nee nañu 7 lañu ñii nañu voilà kenn xamul exactement dafa delloo yi des ñii ne da leen téye këram yan condition la leen téyewee ndax ñoo xam ne ñii duñu ay xar duñu ay ginaar espèce rare la daal espèce rare la ñu bu ñu war di seetaan yi voilà ay animaux sauvages la ñu boo gisee ñun la oryx yi ñoom ñii ñu ngi fu ñu nekkoon noonu c'est parce que seen milieu naturel la foofu rek la ñu xam fa la ñu mën a nekk fa la ñu xam fa la ñu mën a nekk donc ñaar ñi dem nañu ba pare comme ni ko maman waxee dibi nañ leen xëy na rees na waaye ñi des nag ñeent yi des nag mais est-ce que dañ leen dibi parce que man maa ngi dégg nit ñi naan dibi ak affaire yooyu noonu dibi kon aw sax leen xanaa wala prochaine na est-ce que coow li jaroon na ko non coow li jar na ko coow li sànq rek fi ñu doon waxtaanee ci grand place bi sànq ba grand place bi bàyyi laat am na koo xam ni bi ñuy wax nee na moom bari ci loxo yi si déem joo xamante ne nii dafa wadd mu dem for ko bàccul gësamul déem gaa ñor ba tàbbil boppam mu dem for ko ba mat bari ci loxo bañ ko fekkee dañ ko delloo ko fi nga ko fekkoon parce que fi nga ko fore waroo ko fee fore ab forêt classée la dara waroo ko fee jële kenn waru fa laal dara déem laa wax de waxuma la borom bakkan buy dund war a mën a am doom de déem nga xam ne moom wasaaroo na ci réew mi yëpp fu nekk sama benn copain Ousseynou Ndiaye Mohamed mi xam na ko ba mu demee Niger taxaw di xool la doon def ñu jàpp ko ndax braconnage visuel
braconnage visuel. braconnage visuel. maanaam da ngaa war a paas sax pour dem seetaan leen. booba laa ko mës a dégg waaw lu tax ngay taxaw ni nga leen di xool ni yaa ngi leen di gaañ braconnage visuel. nu ñuy def mu ni ko kaso nga jëm yow kenn amul sa garab. ndax xool rek. ndax xool bi ngay xool. moo tax coow li nii aaja na ko mat na ko bu baax a baax a baax. ko mat sax. waaw parce que espèce protégée bu yàggul liir naa xam naa ay 4-5 mois yooyu. mbott ñeenti mbott yoo xam ne nee nañ Colombie lañ des. ci ab revue spécialisée. dañoo mbott yooyu dañ leen a jëli seet nu ñuy def ba mbott yooyee mën a jur ndax ñoom li fi des nee nañ matatul ñeenti téeméer. ci mbott yooyu ñoom ñëwoon ñun fii Sénégal ñu may leen di mbott. waaw mais bokkul ba tey. bokkul mbokk yooyu der bi mooy day xaw a mel nawet bi sax lii Marie Louise Sonn musuma gis mbott mu mel noonu moo tax ñun tam fii bon ministre bi nee na biñ leen di soog a indi bëriwuñu woon mais léegi multiplier wu nañ ba mat 500. mais pour man coow li aaja na ko politique laxasu na ci waaw laxasu na ci kay parce que ñi nga déggee ñu wax ci ñëpp di ci fekk si amaana bon mënoon nañoo xool mais yaakaar naa ni aaja na ko yooyu yëpp baax na ci ñu apporter ko ci yokk ko ci débat public bi pour lii bañatee am te li ma jàpp mooy fi ne nii li des ministre bi daf ko war a delloo c'est ça parce que mu ngoog mooy mbott maa ngi nii waaw mbott yi dañoo taaru sax waaw est-ce que am na Sénégal. yi amul Sénégal Colombie la des. ca dëkk ba mu nekk espèce rare la fa. espèce protégée c'est des mbott protégés. voilà maanaam man su ma demoon ca dëkk ba jël mbott mi yàpp sama oto yóbbu dañ may tëj. maara day indi si. lii laa war a comprendre. lii dama bëgg mu jur déclic ci boppi borom commentaire yi parce que grand place lu nekk waaye nga ko ciy wax. lu yàggu rek jàpp nañ aéroport benn tubaab bu doon yóbbu ay seko. seko yii di wax. waaw aéroport lañ ko jàppee ndax li mu seko yi mu yorul seen i këyit. am na ñoo xam ne dañoo bëggoon a dem. clandestinement Makumba néew ma coow li jaru ko mais ñoom politique yi liñ ci bëgg a laxas laa ne réew mi tal na leneen lu dul loolu parce que booy lijjanti ay kooba yu dee heure boo xëyee ñu ne la corona rey na dara je pense Aïssatou li mu wax dëgg la bakkan moom yëpp a fort mais bakkanu doomu aadama du lenn donc d'accord naa ñoom ñu dénoncé ko parce que loolu mooy seen warugal mais lu mel ne li député Aïda Mbodj defoon taxaw ne nañu leeral gestion corona bi fan la mujj fajkat yi ak coono bi ñuy dénoncé lu ko waral moi je pense loolu moo priorité li ma Kumba wax dëgg la nañu ko lijjanti nañu ko leeral li ay sat wax ànd naa ci na ci président mi ci war a wax ci bu ci ay sanction waree ñu jël ko ci ndax ki war a defar boo yàqee mu ñaaw tey moom Abdou Karim Sall bu sànkee kooba yi ëllëgi si biir keneen ku bokk ci moom bu defee lu mel noonu ku koy daan d'accord naa ci mais ñoom ñi ci bëgg a laxasu di ci wax ay plainte ak ay politique ak yooyu laa ne jaru ko man ñun xanaa ay kii lan ay namibien galais lan ñun dama lay laaj rek ndax du ñuy sénégalais ñun. mais yow moom yow ñun les politiciens dañ dul ay sénégalais wala ñun dañ fee bokkul wala ñun dañ fee dëkkul wala ñun danoo war a wax ci réew waruñoo wax ci réew mi mais ñun ci réew mi lañ bokk. sama xaalisu doom sama bu boroom kër ak sama dëkkandoo ba ca koñ ba moom la ñu dajale di ma ko faye man Mame Diarra di ma ci jox essence ma am tranquillité pour mën a liggéeyal Sénégal ma ni bëreet ni lii dama ciy wax ngeen ni politique laxasu na ci moom daal y a rien qui puisse se faire dans ce pays où quelqu'un ne me dit pas que politique laxasu. parce que nit ñi impression boobu la ñu am. xam nga man je vais vous dire dinaa la wax lu leer Pape Cheikh man sax yàlla dafa def rek man ma bëgg mala lu mu tuuti dama koy yore muy seku wala muy moom daal lu mu tuuti bëgg naa xam li ma la wax mais rawatina nag ay mala yoo xamante ne dañoo nekk ci savane man damaa bëgg lenn du ma ko seetaan guddi bëccëg suba ngoon sama téléphone ak fépp ay jaana parce que man mala yi xaw ma ni woon am na Sénégal ci documentaire rek laa koy gis bi ko séenee bi coow li jógee laa xam ne am na fii Sénégal par exemple. voilà xam nga lan moo tax tey ñu naan peut-être pression politique la. parce que y a de cela 4 ans en 2018. dañu gis benn hippopotame boo xam ne dañ ko rey en direct Tambacounda. fii Tamba waaw amuñu benn politique boo xamante ne porté na plainte. te leer na ne procureur Tamba tey jii soo leen porté woon plainte day ubbi information. xanaa yëguñu ko ñoom. yëg nañ ko waxoon nañ ko net bi mais benn politicien tijjiwul information. c'est vrai. c'est regrettable li nga xamante ne moom lañ def ki nga xamante ne moo war a yor environnement bi di ko Aïssatou Diop waxee sànq su nekkoon beneen dëkk kenn waxatu ko
sanctions yi dina taxaw kenn waxatu ko mais le problème du Sénégal mooy amuñu benn organisme boo xam ne fort boo xam ne day protéger environnement c'est ça la vérité c'est bien de se substituer ci yooyu mais aussi il faut ouvrir un regard sur yeneen yi ci nekk environnement bi tey rey nañu ay mala yoo xamante ne ministre moo ko def mais keroog fusillé nañ en direct kenn waxul. vous savez mun naa ci allez-y bon laa dinaa la ci wax. contexte yi bokkuñu. déjà yow gisoon nga ni bi ñu doon néewal doole wala ñuy loofal hippopotame boobu. gisoo fa woon ne ministre ne député ne quelqu'un qui a volé quelque chose. on nous dit que ni xëy na peut-être kooku dafa agité mënatuñ ci woon dara ñoom ñu. yamale ko fa mënoon nañ ko capturer si attendez xam nga man mun nañ ko capturer loolu nag nekkuma ci kanamam tout le monde n'est pas Pape Cheikh Diallo pour affronter un hippopotame pour mu ray ko léegi doon de hippopotame dàq rek laa ci xam ak Fatou ñun dañoo tàmm ani mala bu génn rek ñu dóor donc là xam nga par exemple ñaari conditions yi contexte yi bokkul environnementaliste yi yaa ngi leen doon gis ñu taxaw waa Eaux et Forêts taxaw un commandant ou colonel taxaw il paraît que ñoom sax mënatuñ ci woon dara ba dañu woo secours à un blanc qui avait un fusil pour mu fusiller loolu wax jooju traité woon nañ ko de la manière qu'il faut bokkul nañuy boole parfois attends rek nañuy boole parfois lu bokk sama gis-gis la ku nekk nag at ni nga ko gisee fii nag déclic la liñ fiy wax day dem bu ëllëgee dafa war a yee ci askan bi dafa war a nekk déclic te génne dara ci bopp nit ñi parce que man je ne veux pas aussi di wax la nga xamante ne su ma génnee fii bu subaat ñu ne Mame Diarra la mu doon wax ca plateau Pape Cheikh Diallo ba pour wax lu ko neex la non l'hippopotame est là mooy image yi nii ñuy gis nii donc dañ ko rey moom xam nga dañ ko rey parce que danger public la mais mënoon nañ ko aussi nit ñaa ngi nee di daw mënoon nañ jëm nañ ko mënuñu ko neutraliser waaw mais je pense que Marie-Louise les contextes pour man les contextes ne sont pas pareils. Ne sont pas les mêmes. du benn xam nga kii hippopotame bi y avait un danger de mort da doon tiital population bi des faagaaga ak yu mel noonu ñoom ñu jéem pexe bu ne mënuñu ko gis na ça a été un long processus boo xam ne ñëpp kii nañ ko ñëpp suivre nañ ko et que à un moment donné y avait une question de survie des populations mais bii nii ñii c'est quand même des bêtes qu'on a pris dans le ki no dafa ñu mel gaañ ñu kenn tooñ ñu kenn ñi ngi nekkoon tranquillement ci seen environnement naturel kenn parce que dafa am ferme comme ni Pape Cheikh këram mu am benn mbaaru xaram voilà mbaaru xar nañ ni ñu ko waxee noonu voilà fu xar mën a dëkk mu yor ay yëfam ba nii toog tiens awma dama manqué lii man maay mise de l'an parce que ba mu nekkee fa mu nekkoon ARTP musu fitam musu ko may mu xalaat ne danaa jël ay kéwal wala ay kooba comme on leen ni koy woowee jël ko yóbbu leen ci fermom donc ñii c'est pas le même truc. Mais c'est gis nga li mu def. C'est à dénoncer et c'est pénalement répréhensible loolu on n'en disconvient pas. parce que tey dama jàpp ne gis nga population tey muy député muy Mouhamed protection bi nga xamante ne état da ko war a jox. moom la war a jox animaux yi. exactement. ils ont droit à la même protection. tey je me dis que hippopotame bi. procureur sax dafa waroon autosaisir comme ni mu war a autosaisir ci affaire bi su nekkoon plainte amul. parce que am nay daan parce disponible qu'ils ont déjà. droit d'être protégés comme population bi nu ñu amee droit de la protection. loolu laay wax comme tey politicien moo ko def moo tax man je me dis que mu am benn aura politique. su nekkoon anonyme moo ko def peut-être du am aura bi. donc on vous attend aussi à ce que ngeen nekk ci sur le même pied. Voilà. En fait, ce qui a choqué, je pense que vous n'êtes pas dans le sujet. Voilà, je pense que ce qui a choqué. On vous attend. Non, on vous attend. Marie, attends, ma jéem a couper la part en deux. En fait, ce qui a choqué, c'est xam nga actes yooyu yëpp. C'est des actes répréhensibles. Mais je pense que ce qui a choqué, c'est quand même ki nga xam ne moom lañu moo leen war a aar. voilà moom moo faaga waxuñu ay politiciens. mais c'est pas parce que dafa nekk politicien moo tax. politicien c'est venu après. voilà c'est venu après. mais à la base c'est parce que ce qui a choqué l'opinion internationale. c'est parce que c'est quand même le ministre de l'environnement. qui est au premier chef moom nga xam ne moom moo war a protéger. li ñu ko dénk. moom moo dem.
def acte boo xam ne c'est complètement répréhensible. donc mën nañu wax ni problème conflit d'intérêt. exactement ñu dénk la dara nga bëgg ko jël jëfandikoo. conflit d'intérêt la aussi autant bu ñu nangulee ne Abdou Karim def na lu mu war a def. nañu nangul ne politique rax na ci bam ci doole. les avis sont partagés. la preuve mooy ñi koy dénoncé ñu ci bëri ñu ci bëree bëri Pape ñi koy dénoncé ñu ci bëree bëri xamuñu kéwél la xamuñu kooba la moom leerale yi mu ko def am na ñum àndal di porte ji plainte xamuñu ko noonu donc kon politique rax na ci léegi nag ndax def na lu war ak lu warul moom mi ko def sax xam na def na lu warul voilà donc on va laisser le soin Pape Cheikh nga may ma qu'il soit aussi choqué su nekkee anonyme moo ko def ñu xaar leen ci combat yi moment voilà il devait normalement venir ci télévision Futur Média pour s'expliquer il paraît que ñu ngi koy préparer bu ñëwee lan lay wax on ne sait pas de toute façon problème conflit d'intérêt juddu na par rapport ak kéwél yi nga xam ne ni jëlee na ko ca fa ñu newoon bëggoon ko yóbbu ca parkam beneen problème bi lëmbee actuellement Sénégal ci wàllu coow mooy problème mu suuf ci gëstu yi ñu gëstu on s'est rendu compte que problème mu suuf yàgg na fii ci Sénégal def nañ ci ab gëstu balaa ñu koy waxtaanee ba di leen permettre yéen internautes yi ngeen di réagir mën nañu xool li nga xamee ni def nañu ko ci parce que Thioro il paraît que depuis des années toujours problème bi dafay am problème suuf coowal suuf daf fi yàgg Pape Cheikh xëj na jamono bu nekk comme on dit ak la cay xew wala jamono bu nekk ak coow liy jóg te Sénégal j'ai l'impression que bu benn coow jógee fii day jógandoo fépp d'ailleurs tey da ngay gis benn nit bu xasee am problème ak nangam rek da ngay gis ñëpp ñi mu mas a joteel dañuy jóg defoon na ma lii defoon na ma nangam day mel ni affaire toppandoo voilà day mel day am lu ci profito mais coowal suuf quand même daf fi yàgg ba nga xamante ne mais jamono bii nga xamante ne Dakar commencé na di xat nit yi ñu ngi dem ci gox yoo xamante ne xalaat yaakaaruñu woon xëy na ci jamono ñu dem di fa dëkki fu mel ni Diamniadio ak yeneen ci la coowal suuf gën a bëri donc aujourd'hui amul benn gox daanaka ci Sénégal boo xamante ne mën nga mucc ci li nga xamante ne moom moo di litige foncier bu leen neexee mën nañ dem xooli duñu xool liñ ci def on va retrouver élément bi nga xam ne ni def nañu ko jëmale ko ci litige foncier yi fii ci Sénégal problème boo xam ne ni yàgg na ëpp na ay at yoo xamante ni ñoo ngi koy dund daanaka localité yi nekk Sénégal yëpp dund nañu ko jafe-jafe problème wala coowal suuf yàgg nañu ko dégg ci rajo yi ak ci télé yi ak ci faits divers yi boo demee tribunal itam loolu bokk na ci problème yi ñu fay gën di régler on va regarder élément bi bu noppee ñu tegal ko téléspectateurs yi mais biñ ci gëstoo daal on s'est rendu compte que yàgg na fii ci Sénégal yàgg na fi ba pare Pape Cheikh ñi ngi ciy gën a dégg souvent c'est des gens yoo xamante ne ay gouvernants lañ malheureusement c'est-à-dire néew na lu coowal suuf di jóg doo ci dégg turu maire bi wala nga dégg ci ministre diw mi ngi xëccoog diw wala nga dégg ci directeur diw mi ngi xëccoog diw wala nga dégg ci député diw wala nga dégg ci homme d'affaires boo xamante ni tey xëj na dafay am taxawaay bu am solo ci réew mi malheureusement parce que xam nga ni que am na yenn zone yoo xamante ne aujourd'hui ñëpp mënuñu permettre am luxe wu dem nekk fa par exemple fu mel ni corniche moo xam fii ci corniche ouest bu Dakar wala même boo demee ci corniche bi nga xamante ne moom moo nekk ci boori Guédiawaye wala yeneen ak yeneen gox yu bëri ni ma ko waxee sànq moo xam Diamniadio moo xam Mbao moo xam Tivaouane Peulh fépp am problème ci wàllu suuf fii ci Sénégal am nag ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu yu wax ni problème bu njëkk par exemple bu Dakar wàllu urbanisme la donc loolu bokk na ci li tax coowal suuf di gën di bëri mais yeneen laaj yoo xam ne samp nañ ko mooy ndax bu ñu toppee rythme bi génération future yi ñoom bu ñu ñëwee dinañu mën a am ci suuf yi nga xamante ne moom moo fi nekk loolu itamit yeneen jafe-jafe la aujourd'hui Dakar enclavé na ba nga xamante ni beaucoup de gens tey ñu ngi génn di dem ci yeneen gox yoo xamante ni à la base xëy na xalaatuñu woon ne ci jamono yi dinañ fa mën a dëkk wala ñu am fa lu mel ni ay sphères ministérielles par exemple wala yeneen ak yeneen pour mën fa dem aujourd'hui ñu bëri gis ni tey loolu malheureusement on fait face à cette situation là et on est obligé pour xëy na gën a xàll yoon yi fii ci Dakar wala gën a féex nit yi
dem dëkki feneen mais tey bëgg suuf sax yor sa xaalis dem feneen nekk koo xamante ni nit ñi xamuñu la par exemple nga am fa suuf jafe na parce que dalay wóor ni man mii tey duma dem di xëccoo ji suuf peut-être ak député Mame Diarra Fam parce que xëj na turam mën na àgg fu sama bos dul àgg baatam naka noonu donc le plus souvent dafa am ay nit yoo xamante ni ñoom la ñuy sacrifier au détriment d'autres personnes malheureusement loolu mooy constat bi nga xamante ne aujourd'hui bu ñuy wax ci wàllu foncier fii ci Sénégal loolu mooy constat bi jiitu. barki démb honorable député nga dem ca dëkk boobee bi nga fa demee on a les images dinañ leen ko won nga dugg ak ñi nga àndal ñu génneel leen fetal nga ne ko baisse ton arme. waaw Pape Cheikh waaw gis nga de nee naa ko baisse ton arme de mu reculer. ci ñame la wala ci dëgër fit. waaw man Pape Cheikh nag Déthié Fall Ndiogooy sama maam yaari Ndiogo jawari Ndiogo maa njàmbal jaar sama maam nag daa rey bur ba Jolof Léeli Fuli fakk 1549 ca Jolof man ñi ma doon fekkuma leen fi man ragal jegewul sama vocabulaire ragal bokku ci xaw ma ko sax c'est que en tout cas xam naa ni noo mën a mel boo bari woon doole ba toll ni ñay buñ jàkkaarloo boo ma bëggee néewal doole ma jaay la sama bakkan loolu moom waaw loolu moom ci man la nekk c'est inné en moi problème bi mun na ñàkk parce que man waxuma sama jëmmi bopp ndax man yàlla may na ma ndombo tànk comme ni ko kii waxee ma koy sant yàlla bu baax mais la xew fee tiital na baadoo la buñ ko mënee waxee noonu kon parce que fital du ay fo fital ci condition yi mu war a génn moom man ci ay film rek laa ko faw ndax weesu nañ temps wu Lat Joor weesu temps wu Alburi xam nga yii ñuy wax yépp di ko waxante yu baax géwél yi di ñu ko wax suñu xol yi di sedd suñuy maama ko defoon ñun gisuñ ci dara waaye ay diggante dëkk ay dëkk yu am problème lii waru cee xew ndax ñun bi ñuy ñëw fii Pape Cheikh dañoo egsi ci dëkk bi rek ni dañuy dem xool parce que man commission bi nga xamante ne mooy urbanisme man ci laa bokk li yore wàllum suuf si ca assemblée nationale président Mamadou Diop Decroix moom la ko président Abdoulaye Wade jox mu yore ko kon yoon la ngeen dem fa man war naa dem saytu ko ma ñu àndandoo ci seen coobare parce que dañu gis ni fan yëpp bokk nañ ci cligu député boo xamante ne ñun après les vacances ñu waroon a mën a tëdd suñu kër noppalu ñu jóg dégg coow port autonome de Dakar entre ñaari camp ñu ne nañ leen dem seeti ko ci d'après benn question orale boo xamante ne président Mamadou Diop Decroix defoon na ko à l'Assemblée nationale ñu dem fa ñooñu dégg loolu ñu wooñu ñu ay waay ñun de dañoo am coow xanaa déggu leen ko d'ailleurs bu dee loolu mooy politique parce que comme ñun dañ doon dox lu baax ñooñu dégg ni ñun ñi ngi dox pour jéem a am jàmm foofu am jàmm ñu ne ñun de bu ngeen ñu ñëwoon seet si dinañu arranger ñu woo président Mamadou Diop Decroix mu contacter député yi nekkoon ci délégation bi ñii ni mën nañ ko gunge ñii ni xëy na jour dimanche la jot du bari ma xam ni comme délégation bi nar lu woon am benn jigéen ma ne bon man je vais me sacrifier. parce que apparemment bëriwu leen de. ah waaw non na te kaat. mais est-ce que prévenir woon ngeen. waa ñoom Babacar Ngom. bon xam nga député tamit foofu rek laay wax Aïssatou. xëy na ñun bu fekkente ne bu ñuy contrôler. ay action dañuy dem pour prévenir Aïssatou Diop Fall. wala lii kon dafay metti ci ñun. Pape Babacar yëgoon nañ dinañ fa ñëw. parce que waxal ngeen ko. non waxuñu ak moom. parce que xam nga nan wax ji nu mu njëkk a demee mooy. bi wax ji amee ñu ne dañ fay dem am na ci ñun député boo xamante ne dafa contacter kenn xëy na peut-être par intermédiaire lañ ko mun a tuddee kooku wax ko mu ne man ñooñu dama leen sawar a gis pour ñu ñëw ma expliquer leen ñu toog xaar ko far yàlla def ñiy joxe seen disposition ni bu ñu sañoon wala villageois léegi nag bi ñu demee Mamadou Diop ni comme que noonu la demee nañu dem rek ñu xool mais bu ñu demee xool après ñu dajeeg Pape Babacar waxtaan ak moom bi ñu eggee fële ca dëkk ba yàlla mi ñu tiim xam na ni bu leen neexee dawal leen image yi ñun xam nga dafa am benn kàmb bu mag buñ fa gas boo xamante ne
genre moo longé terrain bi yëpp ñun juste ci bunt bi lañ taxawoon ñaari nit wala ñetti nit ñoo ñëw di ñu expliquer ñoom ñoo ànd ak ñun parce que ñun suñu oto ñun rek la woon lu ko may benn oto journaliste moo ñu toppoon boo xamante ni da doon traverser terrain bi pour def reportage am dem foofu nga xamante ni mooy jilaax ñun nag bi ñu ñëwee taxaw foofu ñu taxaw di wax après président Mamadou Diop wax ni mais lii de xam naa ni bu ñu waxtaanee rek dinañ trouver solution mbir mi li fi des bariwul lii lañu soxla comme ñoom waa ji mën na leen a dimbali ñoom it mën nga nañoo waxtaan xam nga moom noonu lay waxe te la ko waxee moom ma ne ko président da nga neex léegi nag fu may waxee ak moom daan ko président léegi comme que fii dañu ñëwoon rek pour xool affaire bi nañu yéeg suñu oto man maa ngay dem jubal suma oto après benn waay génnee si biir tool bi ñëw daan ni yéen lu ngeen di def fii ma daal di ñëw daan ni ko ça va na nga def daan ni yóot sama sac génne sama carte professionnelle daan ni ko nous sommes des députés nous sommes venus voir tool bi comme ça quoi non mais xam nga fii yéen waru leen fi ñëw nangam man ko sëñ bi ñun tamit ñëw rek xool ñun ñoo ngay wéy sax far waaye dem il est le petit parce que kooku ni Pape Cheikh la toll am cuux la ba mu demee nag ba mu demee nag ma di ko seen ba mu dugg ci benn hangar genre conteneur il a dit au vigile beneen vigile bi kooku mooy le gros mooy ki ngeen gis mu yor fi sole mu ne ko am na ñoo nga fay ñoo xam ne ñi nga taxaw fële xam naa dafa ne awma doole mais ñooñu ñi nga taxaw fële dafa dem wuti wàllu mu dem woo waa ji ñëw fekk Abdou Aziz bi ñuy wax ci wax ji ba mu yàgg Abdou Aziz Diop honorable député am na nu mu doon waxee daal am na lu ñu doon wax ba tudd benn kilifa bu mag Abdou Aziz ni am na lu mu xam si kii bi Abdou Aziz ni xaaral ma woo ko parce que j'ai son numéro ma woo ko laaj ko vraiment comment on peut faire pour trouver une solution quoi. mais ban kilifa la. kooku ancien PCA la woon boo xamante ne si temps wu nguuru Wàdd la. donc kooku man miinu ma ko sax justement mais xam naa ni am na lu mu ko laaj. Senghor Macoumba man démarche bi laa déploré. waaw parce que démarche bi maman xam nga xaw a gudd. yéen si on est plus rek yéen ma lay expliquer rek. waaw mais démarche bi moom c'est déplorable. yéen a ngi toog rek bàyyi ko noonu muy développé rek. mais Aïssatou man je suis venue pour expliquer. man je suis venue pour expliquer. waaw mais maman te xam nga man lu ma lay expliquer nii. lu ma lay expliquer nii li ci am solo mooy. waaw xaaral ma wax la xam nga ma sa yaa ngi may yéen ak may yéen maire laa. yaa ngi nelaw depuis sànq waaw da nga teel a maire laa. waaw xaaral ma xam nga temps baa ngi dem sama tout temps baa ngi kii mais dama bëgg wax ne la nga explication fi nga nar a jëm dafa gudd. dama bëgg wax ne la maman borom kër yéen ay kilifa ngeen war a fekk ji kilifa ndaanaan bu seeti ndaanaan day yëglu yéen ngeen ay parce que c'est pas parce que da ngeen a nekk ay député yor carte professionnelle que vous croyez tout permis. ñun ay journaliste lañu comme yéen da nga amee carte man noonu laa yoree carte pape yi noonu la ko yor xale yi fi toog yëpp noonu lañu ko yoree. mais boo ñëw ci këru jàmbur surtout mu nekk un truc litigieux yow jàmm tax laa jóg. ñun suñu métier moo ñu imposer équilibré. villageois yi ñoo leen woowu ñu leen en tout cas yéen autosaisir ngeen dem jóg ngeen dem ngeen la logique et la bienséance voudrait que bala ngeen surtout ay kilifa yuy jóg man nii nga xam ne lu ndaw laa sax duma seeti nit te yëgluwuma kon da ngeen waroon parce que lu tax ma leen provocation am na fa ak ut buzz ak tooñ mooy ñeen war ngeen jëkk la première chose woo leen les deux parties li ci en conflit nekk ut rendez-vous ñi ngi ñëw dañoo bëgg a seet si leen nangam mais xëy suba jóge Dakar ba Ndingler naan kii dañ dox port ak fii bi yamut port bi li nga wax ci port ak bii maman c'est pas pareil ngeen dem bëgg a seet villageois yi moo gën a yomb mais Babacar Ngom mi nga xam ne moom la ñu tuuma joxoñ baaraamu tuuma mu nekk vraiment ci position bu délicate bu fragile yéen jàmm tax leen a jóg ngeen war a rapprocher les deux parties mais yëglu leen justement léegi nag man damay am courage yu maa fi damay am courage yu bi leen dooroon tam yéen a tooñ waaw damay am courage yu déglu la xam nga yow loolu mën na nekk sa jugement la mais man su ma amee sama mission di ko dox
je ne suis pas tenue à informer Baba. non. parce que là attends rek xool xam nga bu ñu waxee non honorable dañuy bu ñu waxee noonu xam nga bu ñu waxee noonu yow non laisse non da ngay déglu tamit da ngay déglu ñu laaj la titre foncier wu jàmbur non xaaral rek titre foncier bi dinañ ci dellusiwaat considération yi ni mu ko amee ak ni mu ko warul woon amee ndax d'accord nañ ci d'accord mais kër jàmbur ngeen dem propriété privée ngeen dem lu tax ngeen di jékki-jékki parce que député ngeen am droit jékki-jékki bañ a waaw mais bu leen sorxo nag bu leen ko sorxo nag bu leen ko sorxo nag waaw man rek ñoom ñii ñoo naan dajji déglu ma parce que xam nga lu tax non dañuy dégloonte mboolem patron de presse bu nekk ci Sénégal Babacar Ngom yeewu na la ba doo wax mais fii lay waxee ci TFM ni may wax man je ne suis pas là pour ça bàyyi ko ba mu pare man maa lay wax maay wax ba pare nga daaneel maay wax ba pare nga daaneel maay wax ba pare nga daaneel c'est vrai que yéen ñaare yam dama ne maay wax ba pare nga daaneel defal ndànk léegi nañu ko bàyyi mu expliquer yow man su dee propriété privée laa dugg yow teewoo ci terrain bi mënoo ko justifier yow te dama la ne xam nga yow je n'ai même pas terminé tu as coupé xam nga lan la yow xam nga lan la même sa émission yow loolu du sa problème xam nga lu tax man dañ maa invité sur le sujet si c'était pas ça je n'allais pas venir aw ma jot boobu su ma Pape Cheikh invité wuloon sur le sujet je vais expliquer du point jusqu'au virgule na la neex tu t'assois na la naqari tu prends dem jël sa bébé nampali amul problème man am naa bépp temps non man am naa benn temps bul wax loolu xam nga lu tax ay soo waxee ni li may wax moo gudd man li may wax noonu lay toll parce que li may wax noonu laa koy waxee parce que dëgg la ba ma demee police di réclamer gendarmerie fekku la fa nii laa ko waxee xam nga lu tax da nga ne nii laa ko expliquer gendarmerie léegi explication dama ex di la wax ni la n'étions même pas sur le terrain déjà ni nga problème boo xamante ne amu ci maanaam yéen a ngi préparé pour dem da ngeen a tooñ xam nga yow bu la neexee nga jugé noonu parce que tu fais partie man je ne suis pas mais bu nelaw une personne xam nga man dama nekkul nit boo xamante ne da nga may indi sa plateau di ma band ba rek doo ko nangu sax kooku du man doo ko nangu te du ma ko nangu kooku du man dama ne sama coquette yii jomb ma koo summi xeex fenn ci sama dëgg kooku du man xeebu ma ci journaliste bi man ak yow ñu waxante ba dëgg am xeebu ma ci kii jaay gerte caaf man ak yow ñu waxante ba dëgg am dugguma ci terrain sax Babacar Ngom nag yéen a ngi jugé ci lu ngeen ci bunt bi nga yem boo nee capp rek déglu ma wax la sama Aïcha kon demal honorable mais boo ma bëggee araftu ca kaw ne ma yéen a toog xamagoo yow déjà def nga préjugé def nga jugement de valeur parce que tu l'avais ici mais yaa fi njëkk a jugé patron non defal naa xaaral bul wax dama ne maa ko wax waaw mais d'accord non Babacar Ngom waaw bu fekkente ni loolu nga bëggoon parce que man je suis venu sax pour wax la rek ne la man egguma mais foo dem ci àdduna bi dëkk ba ndengaleer ils te disent honorable dañu def suñuy conférence de presse mboolem patron de presse buñ ko jox dane buñ ko teg. kooku ñoo xam. waaw loolu xoolal mais yow xam nga li ma la wax. rek may déglu mais tax max la c'est-à-dire munoo tàngal fay bëgg a tàngal fii. xëy na li ci ay non attends du ma nangu benn journaliste bu jël dëgg di ko teg ci kaw ñeneen ñi couche yi gën a faible laay protégé safalkat la de protégé wu ma couche safalkat la de couche yi gën a faible laay protégé. voilà léegi on non c'est dommage mais Aïssatou t'es passé total fa à côté aussi. Non, je ne veux pas passer à côté. C'est dommage, mais c'est pas ça. léegi honorable yéen ñu bañ a protéger ñu léegi honorable borom alal yi rek ñoo war a léegi honorable nañu déglu Mamadou Mouhamed Ndiaye mu laaj la ba doog a àggale explication Mouhamed demal honorable saf na ca de yaay nii rek laa ko bëggee bul nangu benn journaliste di la sorxo su ma génnoon fii ba dem rek allez Mouhamed demal te fajuma li ma bëgg a faj du sotti parce que lii dama ko dégg ba mu booy sama nopp mais heureusement ma ñëw nag heureusement pour expliquer allez Mohamed non man dafa am ci point boo xam ne daf ko soulevé woon maa baax si yow daf ko damay naloo sax man dafa ñëwaale dafa ko indaale benn patron de presse yi léegi waa léegi Mohamed waa nañu bàyyi Mohamed waa c'est que xëy na côté boobu honorable boo toogee ak ñoom patron de presse yi xëy na mën nga leen fa wax ñoom non Mohamed parce que loolu tam mënuñu koo nangu mënuñu ñoo def ay kilifa ñun nekk fa ñu nekk di traiter information yi mu ñëw fii naan dañoo def conférence de presse. waaw mais Adebayor ku war a wax na ko lijjanteeg patron de presse yi non ku war a wax nga. waaw d'accord na mais xam nga moom waaw mais xam nga moom accusé wul journaliste. da ne patron de presse yi Babacar Ngom ak patron de presse yeeg waa Sedima ñoo xam la ñu séq. bu accusé woon journaliste yi waaw boobaa xëy na kon dana ko leeral. journaliste yi dañ jóg voilà mais léegi honorable
laaj bu li ma jaaxal mooy Aïssatou juñu na ko sànq nee na da ngeen a dem kër jàmbur te yëgu leen nga ne ko yow jotuñu sax dugg ca titre foncier ba mais li gënoon a rafet mooy bu ngeen dee jóg askanu Ndingler wala Jilaax ku leen ci mën a woo ne dañoo bëgg en tant que ay député ngeen jóg lijjanti ñu lii ngeen am yéene ji am cawarte gi jàpp yoon di fa dem est-ce que gënutoon a rafet ngeen woo Babacar Ngom ba yéen amul sax ay intermédiaire comme la nga wax diw wax na ko diw woo na ko déedéet mais ngeen woo ko en tant que ay député comme da ngeen di dox mission boo xamante ni du lu ngeen di nëbbatu moom bu munta ñëw mu délégué leen nit bu ko defee bu fekkee jàmm leen tax a jóg ngeen am ñaari parti ngeen wax ak moom bu ngeen fay jóge fa ci anam yu leer est-ce que loolu gënu woon a rafet. man nga laaj naturellement ma tontu la. naturellement ok da ngay déglu nag man jàpp naa ni Papa Cheikh parce que man. jusqu'à présent ci fi ma yem rek fa la yem du ma tàggu Babacar Ngom pour def sama mission ay surtout may ma laajoo ma kii moo ma laaj man nelawal du ma tàggu Babacar Ngom xam nga lu tax du ma ko tàggu de te demain aussi si c'était à refaire je referai avec force xam nga lu tax du ma dem yëgal dafa ndànk rek Babacar Ngom dama am ak moom mission mooy su ma demee rencontrer ci li nga xamante ne moom lañ wax ci réunion des députés suñu lu ñu waroon wax ñun ñi doon dem suñu rencontré couche bi nga xamante ne mooy couche bi gën a faible muy les villageois ñoom ñooy jooy ñoom ñooy wax ni dañoo jël seeni terre ñoom ñooy wax ni dañoo laa ñooñu ngay dem dalal seen xel xëy na ni leen ñun kat ñoo ngi ci mission dinañ jéem a waxtaan ak diw nangam nang ñun ba ñu nee cirib foofu dañoo ñëw ne leen dugg nañ fi kat dañuy ñëw rek seet si wante bu soobee yàlla bu ñu jógee fii dañu war a dem waxtaan ak Babacar Ngom ñoom ñoo la gën a xam loolu parce que ñun faraluñu ma borom teer ya faraluñu Babacar Ngom ci yàlla ci dëgg rek la ñu bëgg a far su fekkee Babacar moom te mën a woote waxtaan ñun ñu jéem ci def médiation comme ni ñeneen def médiation mooy seen rôle loolu mooy suñu rôle loolu duma ci tàggu Babacar Ngom parce que lan parce que pourquoi pour ci naka ci sama rôle man def sama rôle ma tàggu ci Babacar Ngom def sama rôle ma tàggu ci waa Jilaax mais waxuñu tàggoo de yëgal lañu yëgal ñu noonu jamais di tàggoo man li nga ma laaj rek laa la tontu da nga ne ma munu leen ko woon yëgal ma ne la ñun on s'est rapproché de Babacar Ngom tout à l'initio le début dama la ne on s'est rapproché de Babacar Ngom ci à travers une de nos collègues députés moi je pense que su fekkente ne yow yaa xam Babacar man xaw ma Babacar man mii di wax ak yow taxaw naa si hôtel man ku ma ne woon kii mooy Babacar ma ku ma ne Pape Cheikh kii la wala Aïssatou ma xàmmee maa taxaw si buntu hôtel di wàcc di dem séminaire wàccee sama oto teg sama valise Babacar fekk ma fa ni ma waaw honorable Mame Diarra ma ni ko waaw mu ne ma yow de ku la bëgg laa sama waa kër yëpp dañ la sopp ma ni ko yow la kan mu ne ma man la Babacar Ngom Sedima ma ni ko oh tu fais la fierté du pays teraanga la ma jox teraanga laa ko delloo ñu nuyoo ma ne ko vraiment maa ngi rafetlu ci xàmmeeku bi nga xàmmeeku bon am na nu ma doon demee ñu nuyoo man maa yëkkati suma carte député jox ko yaa ngi dégg daal di koy won ginnaaw man je ne demande jamais le numéro de téléphone de quelqu'un dogoon ko nag ngay Macky Sall du ma lu laaj numéro de téléphone maa ko jox sama carte mu daal ni ma honorable xaar ma dugg ñëw léegi yaa ngi fii man ko waa mu ne ma on va se voir tout de suite dugg man ma continuer dem déposer samay valise kon xaw ma ko xamuma mais ka ko xam jaar na ca ka ko xam ni ko ñun de dañ ko bëggoon rencontrer pour waxtaan ak moom ba mu jaaree ca ka ko xam xëy na waxtaan ak kooku mais egsiwul ci ñun man boo ñëwee ni ma dama bëgg a waxtaan député dañu bëgg a waxtaan ak yow du ma jaaraat ca kooku ne leen bis sàngam dinaa leen wax ak yow damay jël seen numéro téléphone kon xam nga fi ma indee sama numéro téléphone Babacar xam na kon sama numéro téléphone parce que mu ngi ak sama carte mais dafa ni dafa jaaraat ca kooku ni ko jour bu ñu buggee mun naa leen recevoir léegi nag Aïssatou recevoir fan pour toog waxtaan ak ñoom xëy na Ndingler xëy na feneen xam nga li ma la expliqué pour ñu waxtaan bon man nag ñun bi ñuy dem Ndingler nag ñooñu moom dañoo woote contacter les députés qui étaient sur le terrain ñu dem toog gis leen waxtaan ak ñoom jubal ca terrain ba ñun nag taxaw nañ ci rive bi lii ma la wax am na léegi mën naa wax léegi bu ñu séenee nit ki moom moo génne pistoleem
téye ci loxo Aziz Diop. waaw ne ko da ngeen di génn terrain bi Aziz nag li ko déplacé wuloo fi mu taxawoon. waaw mooy daf doon wax téléphone maintenant que benn journaliste bu nekkoon sur le terrain. comme ni ma leen ko waxee. doon na wax ak Mamadou Diop Decroix. foofu sax la doon waxee loolu. si juste buntu tool bi. Aziz jéggi. taxaw noonu. di wax téléphone. d'accord léegi maman mën naa wax parce que dañu ko génnal. voilà léegi maman kaam wax la xam nga. kon Aziz dugg na ci tool bi moom na nangu loolu Aziz Diop dugg na ci tool bi. Mohamed xam nga laa ko bëgg a wax. yow kon dugg ci tool jàmm da ngay génne fital. non ça dépend yow tamit nangul rek. man waaw man sama kër ku fa dugg te woowu ma su ma amee fital génne ko. waaw oui violation la Mohamed may la man une minute man xam nga xoolal waaw oui ma en tout cas. mais moom tamit nag dafa fair play nag léegi dafa am forme ak fond man forme bi laay waxee d'abord léegi mooy wax nga tontu rek may forme ak maa lay may ak jàmm nag. waaw kay forme ak fond jaru màttatu maa yow la forme ak fond man dama la ne villageois yi ñoo leen woo xam ngeen ay député ngeen c'est pas pour ñu leen wooyu député du peuple yéen war normalement comme procureur nu mu mun a autosaisir yéen tam da ngeen war a autosaisir foofu on est d'accord waa jëlee génneel pistolet foofu benn affaire bi ñëwaguma fa man dama wax ci forme bi ñëwaguma ci fond bi forme bi laa wax maman mu neex la mu naqari kilifa nga ndaanaan nga waaw sa baxa bi nga def waaw may ma sa baxa bi may ma rek danga may may ma waaw ba tey waa léegi ma may nag léegi yow sa baxa bii nga def baxa naanaan nga def ba ngay dem fee xattum nga sol kon xam nga da nga dem sur le terrain da nga dem sur le terrain pour xool de visu li xew kële woo la benn parti moo la woo léegi yow li nga ko waxee sànq da ngeen dem pour rapprocher les deux parties les deux camps da ngeen doon dem def ji médiation part pour waxtaan waaw pour waxtaan parce que loolu mooy seen rôle voilà mooy seen rôle yéen loolu yéen ñun loolu la leen falee voilà donc yéen villageois yi woo nañ leen yéen li ngeen waroon def mooy beneen parti bi nga xam ne pour man moo gën a dëgër ndax Babacar Ngom dafa yor titre foncier moom ñële ñu am linti Babacar Ngom bu porte plainte amee xëy na xale villageois yi ñooy porte plainte Babacar Ngom donc Babacar Ngom moo nekk ci position de force kon ku nekk ci position de force bu la faible woowee da nga war a ñaan position de force pour mu def bal à terre parce que bu ngeen waxante villageois yi te waxante wu ne na Babacar Ngom bouger leen du bouger centimètre léegi may ma rek léeg-léeg di propriété privée ak si ngeen dugg ngeen wa dugg leen quel que soit alpha mooy vigile bee ki gën a pistolet moom ëpp na kooku kenn xaalewu loolu mais ça dépend aussi ñoo njëkk a tooñ mais fetal arme de défense la ça dépend bu fekkente ne ak li ñu waxante il s'est senti menacé voilà mais pistolet warul génn mais xam nga pistolet warul génn ça dépend ci li ko génne mais débat la Mohamed mais man fa ma bëgg a taxaw mooy parce que yéen li ngeen def c'est important dajale ñaari parti ñaari camp yi c'est extrême parce que gisuma keneen ku ko def à part yéen ñii c'est important mais yéen fi ngeen yàq seen yëf mooy ba ngeen toxloo kër jàmbur yëguluwu leen tàggoowul leen dafa ne ay député ngeen rek bu leen neex def ngeen def surtout nag ngeen député opposition déggoo ma de député opposition ngeen jiitul dem ñu ne den waa ngeen jël seen téléphone dama la ay xale di filmer di snap dégg nga di filmer di snap naan nii way kooku snap naan waaw di def mel ko def reportage du buzz foofu nag tooñ mi ngi fa maman da ngeen a tooñ ba ngeen tooñee nag ba pare def seen kii buzz bi dégg naa kii Aziz Diop naan day porter plainte vigile ba waaw mais bu ñu àggee ci fond ba vigile moom xëy na war nañu ko wax noonu ndax tiire na kenn déggul na tiire na dafa téye xam nga téye defe naa bu ñu doon xool ci ma kumba répertoire kii Aïssatou mujj naa yeewu téye arme man gis nga damay ñibbi sax c'est sànq ba tey bu ngi nelaw après ma kumba ak Marie-Louise ñoom it ñu doog yéen a tooñ en tout cas man wuy ma defal ndànk ay yéen a tooñ waaw defal ndànk rek calme-toi di dalal je sais que tu es payé pour ça mais il faut nga dal man ngay waxal moi je suis payé pour me défendre man je suis payé pour me défendre attends rek gis nga ban baali bu so bii waaw xam naa loolu man baali bu so bii tamit damay wax rek ñu may fay man damay wax rek ñu may fay comment ñoo yem waaw mais Aïssatou kaay rek ma wax la gis nga boo mënee wax ci réew mi ba saxal fi baat ak tontu même ci biir studio bii ma tooñ buuba mi bokk ak Youssou ndey ak baay mu génne pistolet
ma kaala la. waaw dafa tiire wala tiire wu. tu seras la minorité au Sénégal. waaw dafa tiire wala tiire wu. loolu bu tiire woon heure bii. doo fekk ma toog fii. dafa tiire en l'air yaa ngi dajale enveloppe boo xamante ne. dafa tiire en l'air dama ne loolu du sa problème xam nga lan la. waaw tiire wala tiire wu da nga war a liggéey Aïssatou yow tamit xam nga lu tax. yow nit nga. yow li nga def ci journalisme. ñii yaa leen boot jàngal leen. waaw ba ci lan. moi je pense que. sa réflexion war na dépasser. war na ëpp nga naan. dafa tiré en l'air wala dafa def coup de sommation. Attends mais Aïssatou bi ngay wax. j'étais comme ça oui ma bi ngay wax j'étais comme ça bouche bée. moi je pense que l'éducation commence par écouter les autres. waaw d'accord je t'écoute. et ça aussi il faudra écouter religieusement. maanaam booy ñëw dañ la naan. yaa ngi dem de mais boo demee. ñooñu moom Babacar Ngom lañ faral. danañ la fa tëj mais man faraluma Babacar Ngom. faraluma villageois maa ko wax. mi ngi tooñ sax maa ko wax dama ne. du ma génn fii laa koy waxee. du ma génn xam nga fii laa koy waxee xam nga lu tax dama bëgg rek nga dal te rester tranquille xam ni man làmmiñ du lekk morom ba te ñorul de. parce que nii nga koy doxalee nii mooy dëggal li nit ñi di wax ci mbedd mi. booba nee naa nelaw maa ngi nelaw. léegi yow nelawal rek. du ma la ko may. nelawal doo ko am Aïssatou. doo ko am mënoo fee dëggal nit ku génne pistolet. ci digg waxtaan boo xamante ne nit ki dafa yore rek téléphone am di wax. taxaw ci riif nga xëcc ko dëgg ci ñaar yaa ko dëggal ba ne ñoo tooñ. yow mais yaa tooñ ak kii jënd pistolet dama ne yaay joxe tooñ. dama ne yaay joxe tooñ wala yaay police yow dañ laa teg rek ni la kaay waxal maam Jaara yaa tooñ. dama ne ndax dañ laa jox police ni la yow yaay police wala yaay tribunal wala yow yaay atte. d'accord dama ne ku jàpp ci loxo nit koo xam ne il est désarmé. Aziz Diop bi waa ji di jàpp loxoom ñaari loxoom la def ci téléphone bi les images sont là. taxawal Aziz dox wut si ko mu dox wut si Aziz ma dawee fële ci ginnaaw rive ba ñëw dox ci seen diggante. bi may wax bi ñuy laata eggal waa jaa ngi làmb goon bi di ko génn. waaw daan ne Aziz yo Aziz des ni téléphone maa ko yow jógal fi amul autorisation jógal fi xam nga ñun. doo nekkul ci yooyu ay booy ginnaaw rek boo soppeekoo xam nañ boo changé xam nañ. il faut pas jouer avec la vie des gens. parce que soo encouragé loolu. même su fekkonte ne da nga jàpp ni am na foo xamante ne yoon am na fa wala dëgg am na fa. soo waxee nenn ni soo encouragé loolu su ëllëgee ku mu neex nga def ko. encouragé wu ko on attends rek xam nga le système utilisé par Aïssatou. c'est d'encourager que tey. attends je. yaa ngi may wax lu rëy nag rek man nga wax ba doyal de. maa ngi nelaw mais keneen man tamit may rafetal rek nag may waxal lu rëy nag. yaa ko wax de damay rafetal nii rek waaye yaa ko wax de. man daal bu la yoon mayee man ma dugg kër Youssou Ndour gii. waaw tooñ buuba bu ma génne fital. waaw bu la yoon mayee ma dugg kër Youssou Ndour gii. yow waxuma la loolu maman dama la ne kii waa ji génne fital warul génne fital. non c'est clair. léegi honorable bu ma ko wutal fital nag léegi man li ma d'accord léegi li ma d'accord wutal fital ku dugg ci kër gi nga yor sa fital. léegi honorable dama kër boobu nga topp dugg noonu ba taxulu dugg. Cheikhouna ku ñu yar la du ko ba def taxulu dugg kër jaamu. ku ñu yar la du ko def. kon kay. dama ni ku ñu yar la du ko def. boo bëggee yar doomu aadama yaa ngi doog a dóor da nga koy teg ci yoon. yaa ngi doog a dóor yaa ngi doog a dóor. voilà léegi honorable je pense que dañuy continuer dañuy continuer jox ma kumba honorable léegi dañuy continuer waaw léegi honorable bàyyi Aïssatou mu nelaw. dañuy continuer bàyyi ko mu nelaw. dañuy bàyyi Macoumba ak Marie-Louise itam ñu am yu ñu la laaj parce que yaa ngi wax ci biir waxi itam man dégg naa ci ay accusations yoo xam ne ni man xam naa ni amul. donc li ngeen def ba dem foofu ci ni coow juddoo par rapport ak fetal bi juddu nga xam ni kenn àndu ci ñu teg la ko nga ni waa ji baisse ton arme ça a gêné presque tout le monde donc Macoumba ñu bàyyi la nga am loo ci wax ak honorable député après Marie-Louise. mais léegi fan ngeen toll ci médiation bi. on va rencontrer Babacar. kañ. incha allah. le rendez-vous est fixé. léegi ñee ba ngeen demee ñoom lan lañ leen expliqué waa Ndingler. bon waa Ndingler wax dëgg yàlla fii ma toog di wax. suñu ma déggee dinañ ne. kii di wax du moo ñëwoon fii toog wax parce que bi ma génnee man ci tool bi lii am parce que man lu ma def rek laay wax ndax bu ëllëgee ñi may dégg dañ may dégg dama ñëw toog ci salle bi ñu ne ma wax ma ne man du ma wax ñëpp député yëpp wax ma ne man du ma wax ba ñëpp wax ba pare ba mu des président Mamadou Diop Decroix ma ne leen
mais yéen da ngeen ñoo saraxe parce que bi ñu jaaree fii ñu toog ne dañuy wax ak yéen am ku ñëw ni te ngeen a dem xool tool bi ba pare fi mu nekk ngeen doog a dellu si vous pouvez nous dire que foofu noonu ay armes dañ fay génn. loolu ngeen wax loolu man maa wax loolu nga wax waa dëkk ba. parce que bu ngeen ñu waxoon ne am ngeen litige ba ay armes di fa génn kon mën naa am ñun du ñu dem sax ne nañu yërndu ci. kon xam nga li ngay wax boo bàyyee ba ki fekkee juge wax ba pare. di nga comprendre lu bëri. parce que kuy wut jàmm ni xaaral xam nga man Ndingler gee man femme li Babacar Ngom wax dëgg la man dootuma fa delloog sama ñaari yeel yii. lu tax tellement que dafa c'est enclavé. dafa sori. dafa méttee dem. ah bon. donc ku dem ba foofu. war a dellu si waat war a wax ak Babacar Ngom. te demoo xool lan mooy état des lieux. amul woon sens nga dem fa. ndax ku ma fa bu Babacar Ngom bu ma fa bëgg woon yóbbu suba. tegaale waat 10 millions ma ni ko. demoo gracier. non dama ne ko gracier man 10 millions. doom maay 10. waaw yéex na maay 10. dégg nga dama ko naan du ma dem parce que dafa xaw a sori. bien vrai que nag naw naa Sénégal yépp mais bu ma fa campagne électorale doon yóbbu ñi fa dem xam nañ la ñu fa amee. parce que nit ñi dafa enclavé carrément quoi. dafa enclavé carrément Pape Cheikh. moi je suis venu jusqu'à yoonu Njagañaaw. jël benn demi-route bu sori. kon booy génn Dakar la. man xaw ma fa ñëw ba fenn ci coow li laa ko ñu ne encore Ndingler 2 kilomètres. xam nga li la ñuy jotee. on fait plus de 3 kilomètres. ñu defal cartographie. waaw yow bu maa koy def yow man lañu invité. xam nga temps baa ngi yow invité wuñ la man moom la ñu invité nag Aïssatou bàyyi ko rek. yow man sama invitation jar na bàyyi ko rek bàyyi ko rek bàyyi ko rek bàyyil nga ko bi doon foofu. yow ba nga ma invité nu ma neex laa doon waxe yow Pape Cheikh rek nga yeb toog émission di commandé. su ngeen dajalee ñaari parti su ngeen dajalee ñaari parti yi ba noppi. waaw étape suivante bi. waaw lan lay doon xam nga fii am na médiation boo xamante ne ministre de l'urbanisme dina ci bokk. mooy Karim Fofana. waaw xale bu baax boobu. déggal dóor bi suma doom. dégg nga dina ci bokk waaw. donc buñ ca jógee. waaw dinañ jéem a waxtaan aussi bind ay bataaxal. kan yónnee ko ki nga xam ne mooy njiitum réew mi. pour jubóole. parce que ñun jubluwuñ ci. kii moo am yokk ay kee moo war a am dëgg liñ ci bëgg a jublu rek mooy Babacar dafa am yéene liggéey foofu projet boo xamante ne mën naa am population yi ni mu leen ko expliquer comprendre wuñu ko noonu population yi ñoom man ak sama maam ak ñi jiitu sama maam yépp li ñu jàpp mooy suuf su sa maamaati maam daan bay ba nëgë ni yaa ko moom Sénégal am domaine national loo xamante ne état mën na koo moom donc bu ñu waxtaanee toog trouver ay solution Babacar bàyyi dara villageois yi bàyyi dara ñu toog waxtaan trouver terrain d'entente. Est-ce que c'est vrai que ñoom 75 hectares rek la ñuy sàkku mu bàyyi ko comme yéen dem ngeen